asalaamaaleykum mbokk internet Avenir Vidéo tey nag ñu ngi fii tey ci Mbao ci benn acte citoyen bi nga xam ne Mame Siré ñëpp xamee ko ci Yandé la dans la série Mœurs moo ko organisé tey fii ci Grand Mbao ànd si nag ak xaritam ñu gis ko fi Sidi Diop Sidi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen delloo nuyoo bi bu baax di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk muy waa Grand Mbao maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu tamit aussi team bi yëpp ñi nga xam ne association bi ñi nga xam ne ñoom moom lii maa ngi leen di nuyu di am contentement bu baax a baax dal fi tey. waa Sidi ñu bëggoon xam rek sa teewaay fii ak sa relation ak Mame Siré ñu gën koo xam ci Yandé dans la série Mœurs. waaw moom suma relation ak moom maa ngi koy wax sànq xam nga nit ki parfois da ngay fàtte da ngay fàttaliku yi nga xam ni dafay yàgg. te Serigne Saliou Mbacké daa wax lu am solo nee na àdduna bi gàtt na gàtt goo xam ne fàtte xaju fi kii bi may bëgg di ma dooleel booba Sidi kenn xamu ko mu bëgg ma loolu yàgg ma gëm jamono jooju su ma woote woon soirée mën naa ne nit ñi da nga leen di compter da daan ñëw taxaw di ma dooleel di yëkkati xaalisam di ma jox. kon nag tey bu ubbee lii ànd ceeg ay frère am ay sœur am wax dëgg neex yàlla du ma def manit lu dul bàyyi suma ay yitte ñëw teewal ko. waaw loolu rek moo ma indi muy suma xarit di suma jigéen mais di sama maman moom bi may yaayoo bi may def doom ma koy yaayoo loolu yàgg na ay 2014 la 2013 ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ci barke Serigne Touba te affaire bi tamit ñu sumb yàlla na ci gis moom lu kawe njortam waaw Sidi bu ñu jógee ci loolu gis nañ ne tout début est difficile parce que gis nañ ne tey sa présence ci artistes yi fi njëkk a teew wax nga ko sa relation ak moom bu ñu jëlee si Sidi. gis nañ ne dëkk bi ak Covid 19 bi mbir yi métti na surtout si yéen artistes yi parce que depuis presque 4 mois tëggu leen dafa leen soirée nan ngeen di dundee loolu. waaw mais sant yàlla parce que fekkee moo waral njàmbat am na ñoo xam ne fekkee wuñ ko mais ñun ko fekkee nañ ko ba mën ko jàmbat rek nañ ko sante suñu borom te xam ne suñu borom lu mu def rek moo gën waaw man foofa laa ko teg suñu borom lu mu def rek moo gën ñi ngi ñaan yàlla na fi jugee. parce que yii yëpp xam naa ne ci kanam tuuti moom dina jël micro bi wax ak xale yi pour gën leen a sensibiliser ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi ñu ñaan yàlla mu jóge fii et kenn ku nekk delluwaat ci sa liggéey. Sidi ñu ngi lay gërëm waaw ñu ñëw ci Mame Siré Mame comme ni ko Sidi waxee gis nañ ne yaa organisé lii tey ñu gën ko xam ci Yandé dans la série Mœurs moom lañ jàkkaarloog nii léegi Mame ñu bëggoon xam rek lan moo la motiver nga organiser set setal bi tey fii. Merci beaucoup mon frère Bédi. C'est juste dama leeral benn affaire du man maa ko organisé dama am initiative bi bokk ak samay frère ñi nga xamante ne ñoo dëkk Mbao ak Kër Mbaye Fall dem toog ak ñoom gis seen taxawaay bu rafet ak ni ñu nekkee ci ay jeunes toxuñu gisuma leen ñuy def naka sudul noonu ma seetlu leen durant 1 an ci laa demee nag toog ak ñoom ne initiative bi ma am pourquoi pas ma dem bokk ko ak jeunes yi nga xamante ni ñu ngi defar seen dëkk à chaque fois damay taxaw sama balcon di leen gis. bu tawee dañuy dem wuti ji autopompe ñëw defar ñooy désinfecté ñooy def lépp mooy jeunes yi nekk ak man ci laa leen dajalee ne leen nañ leen boole ñu def lii parce que tey jii nit ku siiw ku nekk fi nga dëkk nga am te man Mbao laa dëkk instant bi Mbao laa dëkk te bëgg naa fépp fu ñuy déggee Yandé ci Mbao na doon lu rafet ma ànd ko samay frère ñoom it ñu nangul ma ko jàpp ci franchement nii la affaire bi demee du man maa ko organisé ñu tuddee suñu mouvement ànd dox jàmm noonu la demee. d'accord Yandé ñu ngi lay gërëm du ma ñëwaat damay ñëwaat Sidi Diop Sidi lëlu bi yàgg na xanaa kay am na loo xam ne dencal ngeen ko fans yi nga xam ne tey lëlu bi ak liggéeyaat bi nga xam ne di ngeen am temps pour gën liggéey. ah mais bien sûr loolu fans yi jot nañ ci mooy yëngal bi moom xam nga ñëw na rek wuyoo turam ñëw na rek yëngal waaw loolu moom wax dëgg neex yàlla mais nag ñu ngi waaj leen passé nañu yëngal fu mu toll nii dañ koy jox fans yi ñu noos ci di ci baal di ci fecc di ci def lu leen neex di ci béggee mais ñu ngi studio di préparer beneen album boo xam ni moo gën a tàng fuuf yëngal mais vu que ni comme que tey débat bi dafa nekk ci affaire ànd dox jàmm waaw damay bàyyi ba beneen yoon comme ça man ak yow ak waa gars yi ma jàkkaarloog fii ñu gën ci yaatal mais daal li may gën a insister mooy dafa wax lu am solo ndongolo da daan wax lu am solo dane bul bëggati dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee demal waaw loolu lu am solo la moom mi ngi fii mi ngi doxal mi ngi woo ay frère am ak ay sœur am ñoom ñëpp ñu ànd kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk Mbao ak li ko wër maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw bokk ci affaire bi man Sidi Diop nag en tant que chanteur artiste porteur de voix man Sénégal moo ma ñor
su ma jugee waatee fii ñu woo ma ci beneen boo xam ne fu mu mënti nekk ci biir Sénégal ma am jot bi damay taal suma oto ànd ak samay nit dem leen Sénégal moo ma ñor jeunesse Sénégal moo ma ñor parce que nag nu ma mel jeunesse bii ñoo ma ko def mën naa génne sama son bàyyi ko ci marché bi mais jeunesse bi ñoo koy jël tasaare ko di ko fecc di ko partagé fu ma yegg tey ci musique gu Sénégal ñoom ñoo ko waral kon nag jeunesse bi su ma soxlaa damay bàyyi suma jëmm ji bàyyi yitte yëpp ñëwal leen ba pare doo ko doxi suma yitte yaa jërëjëf Sidi ñu ngi lay gërëm. ñu ngi waaj concert bu mag boo xam ne ñu ngi ciy waxtaan léegi peut-être amaguñu date bi mais waa Grand Mbao incha allah Sidi Diop dina ñëw ànd ak association ànd dox jàmm defal leen méga concert boo xam ne du entrée live gratuite lañ koy def ma ñëw bégal waa Grand Mbao merci beaucoup. kii lu mu am oyofam moo ko may barki Serigne Touba Mbacke maanaam du fii kese de du fii kese de mais képp ku mos a woo wuyu na la moom xoolul dafa xew wala déedéet moom nee na jeunesse moo ko ñor barki alxuraan ko ne fu ne lay dem maanaam Sidi yëgul succès heure bu ne la ko nit di woo mu lay wuyu. sama xarit nga. billahi walaay talaay. sama xarit nga. billahi. mais moom Sénégal da laa bëgg yow. àdduna dañ laa bëgg kii dafa baax. àdduna dañ laa bëgg. kii. après ñun. ñii tamit ay rappeurs lañ yoo xamante ni fii lañ dëkk ñëw leen ngeen ziar Sidi seen frère voilà. maam di wax projet yi ak ànd dox jàmm mouvement bi projet yi bu weesoo set setal bi yan ambition ngeen am. projet bi jiitu mooy dox ci social parce que tey da ngay gis mouvement yu bari ci leneen la ñuy yëngu mais ñun ci social mooy suñu number one après set setal bi ñëw parce que ku ne feebar lan mooy gën surtout pandémie bii ñu nekk muy set setal wér gi yaram lépp da ciy nekk donc instant bii nii lii lancement la nekkul sax set setal carrément ndax xëy na am na ñoo xamante ni bëgg nañ ci jàpp waaye jotewul donc di remercier nag ñëpp te di wax ni ñun suñu lii incha allahu rabbi bëgg nañ ñëpp bu jàpp ci parce que ñëpp ci bokk mbaaw bu ñu nee mbaaw mooy ëmb na fépp ñun ñu ngi fii Kër Mbaye Fall extension donc ñu choisir ñëw ba si rond-point mbaaw defee ko fi parce que tamit lébu yi ñaanal nañ ñu te nee nañ ñu dem leen incha allah kenn du mën ci yéen dara te dañoo jug ngir fii juguñu ngir bëgg dara alal wala ñu bëgg siiw déedéet ndax ragal naa ni suñu borom bi defal nañu ko ba pare te ñu ngi ñaan ñu gën a siiw lépp loo xamante ni war nañu ci suñu siiw googu yal na doon lu baax ñu di ko def ci fi ñu dëkk ak fi ñu soqeekoo donc kii sama doom la yàlla xam na ni ñëwam sax gëwuma ko woon démb la ñu déggante téléphone mu ne ma dinaa ñëw ma reetaan ko yàlla xam na ni lii mu def dafa rëy ci man parce que li mu wax du siiw moo ñu boole yàgg nañu mu doon sama doom ñu daan toogandoo ñii ñoo ma daan ataayal ba 5 heures du matin su ma daan dem sax dama daan ram pour ñibbi ak sama borom kër donc dafa def loo xamante ni góor moo ko mën yombul góor moo ko mën ndax nee naa tey Sidi Diop moom moo gën a siiw Yandé mais lijjantiwul loolu dafa xool dem ba donc li mu def ni rafet na te maa ngi lay wax nga sax ci waaw saxal ci lii parce que lii mooy yëfi góor kontaan naa torop te di remercier di la ñaanal dafa am rendez-vous nag ñu bàyyi ko mu yeewee ko voilà. mais kontaan naa merci beaucoup maa la gën a kontaan. c'est bon. sëñ bi nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah man El Hadj Malick laa tudd Diall mais ñu gënee ma xam ci imam moo gën a siiw waaw nekk coordinateur nekk aussi commission de suivi si mouvement ànd dox jàmm ñu ànd ak sunu sister la capitaine Yandé. waaw El Hadj Malick lan moo waral tey fii ci Grand Mbao ngeen organiser première cérémonie de lancement seen mouvement ànd dox jàmm bi. waaw yàlla dafa def ñun nañu dëkk Kër Mbaye Fall extension sud mu jege Grand Mbao loolu presque si Grand Mbao la bokk ñu nekkoon nag sunu ay jeunes frères yoo xamante ne sunu ay rakk nañu mais tout le temps lu ñuy def ñoo koy def ak ñoom ñu nekk ay xale vraiment yu yaru xale yu xam addina ñun suñuy football ñoom lu ñuy footballal suñuy naan ataaya ñoom nu ñuy naan ataaya on fait tous ensemble déggoo boobu ñu déggoo nag ak sunu rakk yi ndax yoon bu jub bi ñu tegu moo tax ñu toog benn jour am une personnalité ku mel ne Yandé ñëw dëkk ci koñ bi vraiment am fa 1 an dañu observé ba mu demee ba gis cohésion ak déggoo bi nga xam ne am na ci diggante mag ñeeg xale yi moom mu ñëw xalaat ànd ak ñun bokk xalaat ñu créer mouvement bi nag biñ ko créé léegi on peut dire que ni su amee 1 mois ci la yem wala amagu ko léegi comme depuis boobu ba léegi ñu ko créé te on doit œuvrer ci social œuvrer ci développement œuvrer ci éducation œuvrer ci culturel ba ci sport bàyyiwuñ ko
on veut nañu bëgg œuvre doy parce que nañu bëgg changer le visage de notre ville parce que commune de Mbao ñu bëri dafa am benn gis-gis goo xam ne nañ ko am ci moom surtout Kër Mbaye Fall heure boo waxee ñu naan la jeunesse de Kër Mbaye Fall n'est pas une jeunesse saine alors loolu c'est pas vrai loolu amul c'est-à-dire qu'au niveau de Kër Mbaye Fall au niveau de la commune de Mbao la jeunesse elle est tellement saine et compréhensive et ambitieuse donc ñun looloo ñu poussé à ce que vraiment que ñu bëgg a changer léegi nag bi mouvement bi taxawee comme actuellement nii nañu nekk ci période de pandémie nekk ci période de guerre muy période de xeex ak feebar bi te médecins yi ils ont dit que ni meilleure méthode di xeex ak feebar bi mooy set donc ñu ni kon suñuy lancer suñu mouvement nañ koy lancer ak setetal pourquoi rond-point Grand Mbao fii parce que c'est un lieu historique fii c'est un lieu historique c'est un lieu extraordinaire parce que quand on parle de la commune de Mbao ça veut dire que Mbao daf ci am rôle bu am solo mooy fii ñu taxaw comme mooy lieu historique bi te vraiment on veut atteindre le sommet on veut réussir vraiment li nga xam ne ñu bëri tenté woon nañ ko échec looloo tax ñu ne nañ ko démarrer fii commencé tey si set setal wax nga ko léegi ñu bëggoon xam comme ñu ngi si période Covid bi avant may ñëw foofu dama bëggoon xam rek nan ngeen di dundee ak Yandé ci dans la série Mœurs nan ngeen di dundee ak moom ci seen quartier bi. waaw Yandé man je dirais que ni vraiment c'est une personne exceptionnelle vraiment dafa nekk nit ku baax balaa may sore sax ma wax li sama góor gi Mawlaaya Cheikh Seydi Abdoulaye da baax daan wax naan yaa ayyuha la dur yàlla bu ko sama lamine nekk cat ci moom waaye Yandé vraiment nekk na ku baax ndax yàlla may na lu mu koy may ba pare seen star ñu bëgg ko ñu bañ ko seen star siiw na Sénégal cinématographie daf fi indiwaat beneen innovation mënoon na ñëw dëkk ci koñ bi comme certains des artistes le font ñëw dëkk ci koñ bi teg la ñaari tànkam su xëyee ni ça va romb su ñëwaatee ni ça va dugg këram mais moom defu ko Yandé ataaya fu ñu ko tegee mu ñëw toog suñu biir di waxtaan Yandé fu ñëw toog di football mi ngi suñu biir di waxtaan Yandé ku mu romb di bëreeg yow Yandé mi ngi mel ne comme ñun ak moom ñoo bokk ndey ak baay comme ku juddoo fii yaroo fi màggee fi et pourtant defu ko loolu yëpp ëmbalam ak vraiment baaxam ak yaroom ak ni mu nekkee artiste parce que c'est ça un artiste suñ koy wax du koo xam ne day ñëw télé taxaw di wax ou bien di def cinématographie mais artiste ça veut dire que ça se vit c'est-à-dire que day bokk sa biir deret ba li ngay dund quotidiennement loolu moom mooy artiste te moom vraiment daf koy œuvrer daf koy wane vraiment ñëw jàppee koñ bi yëpp na ay boppam soo waxee mu ne yéen vous êtes mes frères de sang mu jël ñeneen ñi def leen ay doom Yandé këram heure boo ñëwee tëjulu ko kenn day togg di woon nit ñi di saraxu naan ñëw leen toog lekk te loolu borom xol bu yaa rek moo ko mën ñun daal li ñu koy def mooy di ko ñaanal yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla guddal fanam te aussi di gërëm borom këram ndax loolu yëpp heure bu amee borom këram moo ko nangu muy làmp moo nangu loolu yëpp ndax moom moo ko autorisé moo ko may moo ko fital ba vraiment mu mën may ñëpp accès may Yandé mu dugganteeg ñun yegganteeg ñun vraiment nañ koy ñaanal yal na ko yàlla doole taxawu fi mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale si barke Seydul Wujudi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëñ di sant yàlla di julli si Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim bu baax a baax man maa ngi tudd Ansoumana Coly bokk si mouvement ànd dox jàmm d'ailleurs sax ñu dénk ma li nga xamante ne mooy communication mouvement bi naam sax mateewu ma ko waaye dañ si nabal tuuti xam naa ni nag temps bi daf ñu ko mayut waaye yéen ñi fi ñëw gis ngeen tey lan mooy mouvement ànd dox jàmm ñu ànd seek avec une tigresse une lionne une battante muy soxna Yandé parce que li tax c'est une lionne li tax c'est une battante mënoon na def comme star yëpp lu ñuy def sëñ bi mooy ni que bu liggéeyee ba wàcc dem toog appartement bu xëyee dem yoonam te du sekk kenn jàmm mais li andi lii propre initiative bi muy quelque chose de très noble te ñun ñu ko si remercier waaye nag dinaa remercier waa Mbao ndax ñoom ñooy buntu bi di remercier kilifa Mbao yëpp ndax ñooñu may tey feu vert bi ba ñu mën a setal gox bi comme ni mu ko waree ñuy ñaanal tamit monsieur le maire Abdoulaye Pouye Obama na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal tamit tout homme politicien yi nga xamante ni ñu ngi fi yëpp ñu leen di ñaanal ñoom it ñu yàgg fi lool te ànd ak wér te naan ne c'est ça le développement ñun ay acteurs de développement lañu on n'est pas là pour les politiciens comme politiciennes on est là pour le bien-être de notre localité yaa ngi dégg bu loolu weesoo it yéen it dama leen di remercier ndax yéen ñi def déplacement bëgg a fësal suñuy image vraiment yéen it dañ leen di remercier ndax lii vraiment dafa sedd xol lii dafa neex te dañ naan nag du bulet duñ ko yemale fii de dañ koy décentraliser
chaque mois premier dimanche bu jot dañuy dugg ci benn gox sensibiliser nit ñi te xamal ni nit ñi nag pandémie baa ngi fi dañ leen koy xamal dañ leen xamal ni pandémie baa ngi fi te dëgg la naam sax am na ñu ko foogul dëgg xëy na communication bee jàllul woon na mu war a jàllee waaye it ñu nit dinañ ci xar suñu tànk tubéy ànd seeg la tigresse dox ci kër yi sensibiliser nit ñi ah sama gars yi bu kenn nag sa bopp la puissance c'est la jeunesse croyons en nous et fonçons et affrontons même les peines sama gars yi foofu laay yemale kaddu gi di ñaanal magu dëkk bi wàccee kaamin bi ñu fi def gis nañ ko di ñaanal tamit li ñu bëgg dëkk bi am ko yàlla na ko am si gën kaa rafetim anam jërëjëf sama gars yi jërëjëf waa avenir vidéo jërëjëf tamit waa Guédiawaye info maa ngi leen di sant ndax fa laa bokk jaa ngeen jëf sama gars yi merci